Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. di commencer benn affaire mooy à chaque fois te noonu laa ko fas yéenee commencer te di ñaan yàlla xëy na mu yem fi tey parce que loolu la ñu bëgg mooy Ousmane Sonko déggal maanaam Ousmane Sonko Macky Sall mu bàyyi les prisonniers politiques Macky Sall mu libéré Assane Diouf mu libéré Guy Marius Sagna mu libéré Clédor Sène mu libéré Abass Fall libéré Birame Souleye pour ne citer que cela ñu libéré Ousmane Tounkara ñu libéré suñu frère Ndongo Diop yaa ngi dégg ñu libéré tous les prisonniers politiques parce que bu ñu leen libéré wul ñu ngi seeni loxo bu ñu leen libéré wul ñu ngi seeni loxo ñoom ñoo leen jàpp nañu leen libéré loolu réew mi ñu teg ko ci jàpp teg ko ci dëkk voilà fii ñi fiy toog ni di analyser yépp di jaay gisaane kenn xamul luy xew kenn xamul luy xew fii kenn maîtriser wu fi dara nañu bàyyi tooñ nañu bàyyi nit ñi tooñ nañu bàyyi di jël àddunay nit ñi di ko def xorom boo xam da nga koy jël rek sànni ko ci cën nañu bàyyi di toroxal Sénégalais yi nañu bàyyi di toroxal nit ñi c'est-à-dire loolu wax nañ leen ko waxati ko bàyyi leen di toroxal Sénégalais yi bàyyi leen di toroxal Sénégalais yi tant que yéen a ngi koy def nag lu ngeen ci góobe rek na ngeen ko gar voilà tey nag dama bëgg a def benn live bu patriotique gannaaw ba ma jéggaloo ñooñu ba ma ñaanalee ñooñu aussi duñu fàtte aussi du ñaanal suñu martyrs yi di ñaanal aussi ñi nga xamante ne nii dañ ci xaw a génn ak ay jafe-jafe yàlla defal leen tawféex léegi man dafa am benn affaire boo xamante ni moom laa bëgg a commencer mooy le cas Cheikh Yérim Seck xam nga Cheikh Yérim Seck dafa am xam-xam mais dafa kàccoor loolooy le problème de Cheikh Yérim Seck en fait Cheikh Yérim Seck dafa am xam-xam de mais dafa kàccoor gis nga Cheikh Yérim fa lay jaaralee ma leeral yenn détails yu bëri yoo xam damay partager ak yéen peut-être yenn analyse yoo xam man am naa ko situation bi parce que waxoon naa la bu coow li génnee gars yi dinañ génn dinañ ñëw di analyser ñëw di wax parce que ñoom dañu jàpp ne ñoom yeneen Sénégalais lañ nee na affaire bu dafa doon taw moom buy taw du fobeere Sénégalais yi nag bi muy tawuñu affaire bi dafa doon taw ci kaw Sénégalais yi ñii indi ay siwo ay paan ñii di raxas ñii di fomp ñii di xool nu ñu jàppalee ñu ànd Sénégalais yépp ànd di xeex mais comme dafa am ay Sénégalais yoo xam dañu autoproclamé wu am titre ñun ñooy analyser ñun ñooy wax fi ngeen di dem ñun ñooy wax ni affaire réew mi di doxee ñun ñoo am xam-xam ñoom dañu jàpp ne réew mi da doon taw donc buy taw da ngay bàyyi ba mu taw ba pare nga ñëw febeere moom loolu la wax walla déglu leen wax ji de buy taw doo febeere c'est-à-dire que taw na ba pare moom dafa ñëw war a fobeere voilà c'est-à-dire ay Ousmane Sonko yi coow li fi doon am yépp patriotes yi doon xeex ñii di dee xam nga moor yi amul benn jour de moor yi dafa am ku dee tey dafa am ñu rey tey rey suba rey gannaaw suba reyaat gannaawaati suba moom mu ne mi ngi taw day bàyyi ba affaire bi bay bàyyi ba ñu commencé continuer di reyaat Sénégal yi di dee Sénégal tàng dafa bàyyi nee na day comme ku xamoon ne moom comme moom c'est-à-dire parce que nit ñi dañuy dox suñu xel yi quoi comme si moom xamoon na ne gars yi dañuy coow mercredi coow jeudi coow vendredi Sénégal yi toog ñëpp awaat ñu invité ko TFM mu ñëw toog xam nga di analyser nañu bàyyi Sénégal yi ñuy fowe am nga xam-xam mais il faut nga comprendre benn affaire yow lii tax nit dégg nit yi du yow kese la ko yàlla defal maanaam xam-xam bi loo ko am Cheikh Yérim booy wax ay nit ñoo lay déglu xam nga wax dina neex gis nga nit dina neex wax muy neex boo deful ndànk neexaayu wax ji yóbbaale la parce que sa waay dafay surfer ci wax mais dañ koy fàttali rek ay mbir yi wane que ne ñun xaaruñu taxawaay boobu ci moom parce que xam-xam dafa war a am njëriñ sa xam-xam dafa war a am njëriñ sa askan parce que gis nga nit di nga woote ay mbir yu bari ci contexte rek ngay waxe ci contexte la leen di déggee gars yi sa pertinence ci contexte lañ koy gisee mais xam nga lan mooy pertinence mooy ñu xool yow cohérence bi nekk entre bi nga doon wax démb
ak li ngay wax tey pour dire que Cheikh Yérim ñoom tant que yaa ngi leen di déglu de manière diachronique maanaam tey nga leen di déglu de manière spontanée xam-xam bi dafay rëy ci yow mais da ngay topp seen wax rek Cheikh Yérim moom jarul sori dañuy commencer ci élection yi fi jàll rek ba yegg si tey xam nga mi ngi naan par exemple bu ñu dellusoo ci bi Ousmane Sonko di présenter livre am bi mu ne patriote yu ñu ko doon critiquer parce que nee nañ dafa dem di ruube ci affaire ci dédicace livre Ousmane Sonko bi patriote yi waxuñu la lool de bu da ngay honnêteté intellectuelle nga wax li la patriote yi wax parce que patriote yi nag ni ngay liiree noonu la ñuy liiree da nga dem ci présentation wu dédicace présentation wu livre ñu invité la en tant que Cheikh Yérim ñu jàpp ne bu ñu lay invité soit lire nga ñëw reconnaître ne lire nga soit liiroo nga am honnêteté def ni Ousmane Sonko bi mu ñëwee taxaw ak tas Thierno Alassane Sall ne ko en toute sincérité lire guma livre bi dama ko fuyete kese mais da nga ñëw jël livre bi ak dédicace beeg la ñu fa organisé yëpp teg nële indi say question loolu la gars yi ne amul cohérence parce que c'était pas Ousmane Sonko bu ñu invité benn plateau spécial cérémonie de dédicace su livre la woon loo xam si dédié au contenu du livre yow nga nekk intellectuel di boroom xam-xam ñu doon xaar nga càmbar livre bi indi ay laaj yow da nga dem fori say laaj ñoo fekk ab jeune buy def lu révolutionnaire au Sénégal ñuy xaar nga dugg ak moom ci livre bi nga ñëw indi fa ay affaire ay salafiste ay affaire sa jabar nangam sangam nga dem fa di ruube xam-xam bi ngay woote nga jël ko tege ko fële ñëw indi ci wax ji coowu mbedd mi fii la ñu fekk loolooy coowu mbedd si tu appelles au Sénégal au leader là d'être sérieux yow commence par être sérieux par toi-même parce qu'il faut nga comprendre que ne ñun cette nouvelle génération là on vous écoute xëy na amuñu diplôme yi ngeen am mais on vous écoute maintenant on écoute on vous suit plus on écoute ñun tollatuñ fu ñuy toogee di fan ku def ay oosol ay nangam sangam da nga ñëw ci cérémonie de dédicace bi di ruube ñuy wax ci livre solution pour Sénégal ngay indi affaire ay di génne ay faits divers jël livre bi sànni ko ca xaj te bu ngeen seetloo moom moo ubbi affaire boobu noonu moo topp Ousmane Sonko ba ci élection yi ay affaire u salafiste ay affaire u sa jabar nangam affaire fooy jëlee xaalis Ousmane Sonko mën na Cheikh Yérim Seck ni mu informé au Sénégal ànd ak nguur te muy dëgg xamuñu fu Ousmane Sonko di jëlee xaalis loolu mooy ruube maanaam xam-xam bi mu ñëw nii di ñoddi nii bi ngeen seetaan keroog mu koy ñoddi di ko defar keroog indiwu ko fa loolu la ko patriote ne dañ la doon xaar ñi ko critique ñëpp ko critiqué Ousmane Sonko da ko tontu pourtant da ko tontu avec beaucoup de courtoisie loolu la ko patriote ne yow lan la yóbbu woon ci cérémonie de dédicace bi du woon mbiru livre bi mais da nga demoon pour ruube te on l'a compris te leneen li koy dëggal leneen la dugg nga ci biir émission bi ñu laaj la affaire pro Sonko nga ne doo pro Sonko doo pro Macky doo pro Sonko mais pro Macky nga te dañ ci indi ay preuve parce que yaa ngi naan Ousmane Sonko bi ma ubbee Yérim Post moom laa njëkk a invité boo invité Ousmane Sonko koy invité fii ku fi ubbi sa maison de presse lu jëm ci internet mais saa yi boo jëlul Ousmane Sonko koy jël quoi de plus normal pour Ousmane Sonko jaayal la sa média te boobu noonu Ousmane Sonko doole gi mu am ci réseaux sociaux yi ku nekk xam na ko yow nga ubbi sa Yérim Post demoo télé demoo rajo ci réseaux sociaux yi nga ko teg quoi de plus normal nga inviter l'homme le plus suivi dans les réseaux sociaux ça on l'a compris donc du faveur boo ko defal parce que avant Yérim Post di génn boobu sénégalais yi réseaux sociaux yi Ousmane Sonko mi ngi ci teg tànkam quoi de plus normal nga ubbee ko loolu c'est commercial wala leneen mais du bëgg Ousmane Sonko wala dul quoi que ce soit li tax ma ne doo pro Ousmane Sonko pro Macky Sall nga mais Macky Sall bi mu fi génnee Ousmane Sonko dafa génnee livre am nga dem ruube livre am Macky Sall génnee livre parce que ñun dañu fi inventé kenn fii ku ñu fi takkal étiquette dafa nekk dëgg ci yow gis nga patriote yi nag mën nañu xeex mën nañu songe mën nañu raag mais c'est rare ñu raag ak nit ci neen c'est rare
des fois nag mu am ñu ëppal comme man ñëw rek dóor mais patriote du ñu xeexam dañuy xeex nga patriote yi d'habitude bu ñu xawee yëngal laal rek parce que gis nga li nit ñi comprendre ci patriote yi Ousmane Sonko gis nga ñu bëri ñuy ñëw fii di ko défendre c'est des gens yoo xamante ne nii dañuy suivre Ousmane Sonko pas ak pas di suivre tous les débats yi xew ci télé yeeg ci rajo yi lépp la ñuy suivre lépp loolu yombuloon dam leen ngeen xool ñoom seen militants yi ay mburoog soow yi tàlluñu leen sax meeting lañ leen di woo ñu ñëw ne wë actualité bu kii tourne autour de Ousmane Sonko patriotes yi dañuy zappé télé yëpp partout lépp la ñuy seetaan rajo bi nit ñi gënul xam sax gaa yi fay dugg di seetaan lépp man noonu laa koy defee noonu la ko yeneen patriotes yëpp di defee fépp la ñuy seetaan lépp rajo yeeg télé yeeg yëpp la ñuy seetaan donc lépp gis nga patriotes yi ils sont assez outillés ils suivent suffisamment l'actualité pour di ko décortiquer seen bopp xaaruñu kenn wax leen maanaam li doon am nga mën a wax dara suba nga wax lii suba nga wax lee suba nga wax leneen yow Cheikh Yérim doo pro Sonko pro Macky nga Sonko dafa génnee livre solution di wax livre baa ngi ne solution pour un Sénégal meilleur nga dem fa defoo fa laaju économie defoo fa laaj bu jëm ci livre bi da nga dem foofu di ruube Macky Sall génnee livre bi di tagg boppam waxi dof nga jël livre bi dem leen ngeen xoolaat amul plateau télé bu ko Cheikh Yérim défendre livre boobu noonu ba nit ñi naan ko ba ay journalistes yi naan ko am na ñu ne yow yaa bind livre bi mu ne bindul livre bi moom ci boppam Cheikh Yérim moo gën a maîtriser livre Macky Sall bi Macky bi ko bind Cheikh Yérim moo gën a maîtriser livre bi géegoo ab nu mbaw déggoo mbaam bu xees boobu xaw ma nu mu tudd déggoo kenn ci gars yi Cheikh Yérim moo tem ci télé yi wër télé yëpp défendre livre bi Ousmane Sonko génnee livre mu teggi livre ba di ko wax ay waxu salafiste ak ay waxu sa ñaari jabar ak sa waxu ñetti jabar donc doo pro Ousmane pro Macky nga parce que man dama mës a def live ne la yow li ngay def yëfu naafeq la parce que da ngay màtt di ëf yow da nga bokk ci ñi Ousmane Sonko di déranger ñemewu leen ko nag fësal ba mu fës parce que dofuloo di ñu jàpp la xam nga taxawaay bi waa ji am te Ousmane Sonko daf leen gën a bandi parce que da ngeen jekk ci bandi mais seen bandi yëpp toog ci télé yi di jaay taala doxaan ci xale yu jigéen ñi def seeni affaire yooyu noonu ngeen koy defee waa ji daf leen a gën a bandi xale yi gën koo nopp ba di ko jiiñ naan ko ñëwal nga violé ñu ba pare mu génne di métti génne na dëggu li gën a garaaw mooy faalewu leen dundu leen parce que ku jël groupe média privé bu mu mel ni TFM bërgal leen bañ koy négocier faalewul ay Cheikh Yérim ak ay Yérim Po c'est-à-dire loolu moom mooy le problème y a des gens yoo xam mënu leen digérer Ousmane Sonko da ngeen di toog nii ci kanamu sele yi rek di wax di defar may wax ngay gaaral di jaay bëri xam-xam naan ay 2024 dafa sori 2024 dafa nangam au lieu ngeen di toog fii di wax yow Cheikh Yérim doo wax Macky Sall mu organiser élection ngay woo Nelson Mandela naan pavage Macky Sall liggéey fi Ousmane Sonko indil leen lu ne képp ne jondo indil leen vap mais du mun ko wax parce que da ngeen na soxor yaa ngi wut yeneen exemple di indi ay pavage ak yu kenn xamul Ousmane Sonko woon leen vap y a même pas quelques mois ne leen vap baa ngi nii yéen arrêtez de da ngeen di ñëw jël problème mu sénégalais yi mu tege nii ngeen ñëw di jaay seen bopp di jaay xam-xam ñu gis ay nerf yu wér ay mbol di dóor sénégalais yi loolu war a nekk information ngeen war ko teg lijjanti ko vous voulez pas parler de ça Ousmane Sonko génn yëkkati askan bi ngeen ne non problème mu sénégalais yi fii la fekk sénégalais yi di ko dund xëy na bokk na ci dem leen jàpp beneen leader nañ dem jàpp beneen leader ndax nit ñi dinañ génn dem leen ngeen jàpp beneen leader nañ jàpp Aliou Sall rakku Macky Sall na mag ko Macky Sall dem jàpp kenn du génn yow Cheikh Yérim du am nga convocation xam fan kenn du génn yow buñ la jàppee kenn du génn gis nga nit bu ko yàlla mayee dara ngeen ko koy nangul am na sénégalais yu génn ànduñu ak Ousmane Sonko mais gis nga génnu sénégalais yi képp kuy jéem génnee ci Ousmane Sonko de la même façon ne Ousmane Sonko taxawee am modestie moom mu am modestie ne du moom la du jëmmam sénégalais yi ñoo génn pour xeex injustice de la même façon ñun képp kuy nit di nga nangu ko ne xeex bi boo ci génnee Ousmane Sonko dara du fa des
mburoog loolooy mburoog soow nag café ak meew génn bi munoo ne Ousmane Sonko la globalement mais boo ci génnee Ousmane Sonko génn amul il faut avoir l'honnêteté de le dire te l'analyse c'est pas ça gis nga analyse pour doo ko yóbbu ci benn généralité da nga koy contextualiser c'est qui Ousmane Sonko c'est un leader politique parce que boo ko jëlee nii rek ne sénégalais yi bu ñu génn ñu dafa am yu xew Ousmane Sonko jàppam bi c'est benn gaz la boo xam dañ ko kos mu tàkk mais gaz boobu du n'importe quel gaz almet boobu ñu ko taalee du n'importe quel almet parce que nag almet woon na fi te dara tàkkul gazé woon na fi te dara tàkkul loolay dëgg nag parce que nag suñu waa ji bu ngeen ko nangulee li ko yàlla may ñun ñu mën a toog fii nag waxal ko ay baax-baaxam parce que ñun la am di wax ko sénégalais yi nag pour sénégalais yi gën a xam lu tax ñun ñu ànd ak waa ji parce que la question du nekkul la question mooy lu tax maintenant bu fekkente ne Ousmane Sonko moom mooy la goutte d'eau qui a fait déverser xaw ma nangam sangam la vase mooy c'est-à-dire pourquoi mu nekk Ousmane Sonko bu fekkente ne Ousmane Sonko c'est ce truc là qui a tout fait péter c'est ce gars là xam nga jàpp Ousmane Sonko moom moo ñëw génnewaat frustration sénégalais yëpp lan moo tax mu nekk Ousmane Sonko kon au moins sax indi leen foofu analyse bi lan moo tax mu nekkoon Issa kenn yënguwul mu nekkoon diw kenn yënguwul mu nekkoon diw kenn yënguwul mu nekkoon diw kenn yënguwul mu nekk lan moo tax mu nekk moom lan moo tax ñu jël almet taal dara tàkkul ñu jël beneen almet taal dara tàkkul ñu jël beneen almet taal dara tàkkul ñu jël Ousmane Sonko taal réew mu tàkk léegi du ngeen ko nangul sax particularité boobu noonu mu am sénégalais yi nangul ko ak leneen bu fekkee injustice pour injustice yàgg na am Sénégal yu gën a garaaw fii jël nañ fi ay béykat affaire u ndengeleer bi médiatiser nañ ko coow nañ ci wax nañ ci injustice bu yéeme ak yeneen sénégalais yi jàkkaarloo nañ ak ay nit ñuy toj seeni kër ñuy jooy sénégalais yi ngi leen di seetaan di jooy nangul leen Ousmane Sonko li ko yàlla may seen xol yi féex ngeen nekk ci jàmm parce que nag waxu leen ay dof coow lii ku ci bëgg a jàpp ne du ma xam Ousmane Sonko moo fa toll yaa ngi nax sa bopp mais aussi de la même façon képp ko ànd ak Ousmane Sonko na nga am modestie nag nangul sénégalais yi que ne ñenn ñi injustice moo leen génne nag mais injustice ci kii c'est-à-dire lan moo tax injustice yàgg am mais kaaw Ousmane Sonko bi tax sénégalais yi génn te nag bëri na ci ay sénégalais yoo xam bëgg Ousmane Sonko moo tax ñu génn duñ ay patriote duñ ay dara bëgg Ousmane Sonko taxawaayu Ousmane Sonko gëm-gëmu Ousmane Sonko mais à chaque fois rek dinañu jël analyse bi jéem ko biaiser jéem ko dugal ma ne Ousmane Sonko fi mu jaar ba egsi fii ko fu mos a jaar tax nga ban te ku ko weddi jéem fa jaar yoon baa ngi noonu leer nañ parce que du ñu nangu di leen seetaan ngeen di fabriquer ci sénégalais ay détails naan 2024 dafa sori na ci kan métti na ci kan métti na ci kan Ousmane Sonko moo tëye champ politique bu Sénégal bi di ko doxal bu waxee moo koy doxal bu waxul moo koy doxal kantaan nag di ñu jaay fii ay mouvement yuy ñëw ay yànga bi fii lu ñëw fekk ñu fi ay Gambien duñ ko créé de ay Américain duñ fi créé benn mouvement buy judd bu ne ñu fi nekkoon la rek tàngalaat ceeb wala ñuy door a ñëw nekk ay Sénégalais ñu xam leen fii moom dara fii mënu fi bett kenn fii moom Sénégal mbappat rek waxoon naa ko Thierno Alassane Sall nee naa ko il faut nga mbappat parce que li nga bëgg mënul ne mënoo xëy rek wekku ci Ousmane Sonko dafa mbappat ñëwoon naa ko demal nga mbappat boo mbappatul da nga am problème te problème yaa ngay tàmbali waaw mbir Ousmane Sonko moom amul yàkkalaate problème yaa ngay tàmbali Thierno Alassane Sall demal nga mbappat mais Cheikh Yérim loolu mooy wax noonu ay mouvement yi ñëw suba gannaawaati suba yooyu ñun gisuñu loolu parce que bu leen neexee ñu ne du ñu gisaane bu leen neexul bu leen neexee ñu gisaane li leer te leer mooy lii dama koy wax patriote yi ñun ñëpp ay sénégalais lañ gis nga gars yi fi ñu juddoo lañ juddu dara jommaluñu fi champ politique bii ñuy modifier nii ñaakaar ne Macky Sall moo koy modifier Macky Sall modifié fil dara Macky Sall il subit gis nga fii gars yi yëpp ay encaissé Ousmane Sonko téye yat bi di ko doxal gars yi di encaissé président day encaissé opposants yi dañuy encaissé ñëpp ay encaissé képp ko yëng analyse yi sax dañuy encaissé loolay dëgg souvent dañuy am envie wax ko quoi il faut que ñu koy wax suñu waa ji mooy ndaanaan téye mbir mi di ko doxal loolay dëgg
loolay dëgg y a même pas 4 mois ñu doon wax bon non chef de l'opposition waxu ana affaire c'est pour te dire que nga Sénégal ana ñu doon toog fii Idi ñëw Ndamal Kajoor rër na ñu ñëw di analyser waaye le silence de Idi c'est un silence qui parle jusqu'à preuve du contraire c'est le chef de l'opposition il suffit benn déclaration pour suul déclaration yëpp sa waaye di liggéey rek nangu wuñ ko reconnaître muy dóor rek affaire bi daal tànk demul ba évident loo xamante ni nii ñëpp gis nañ ko duñu wàcc léegi ñuy door a bàyyi nag ana débat ak opposition chef de opposition ñu ci doon wax kenn théorisé ko parce que il s'agit de Ousmane Sonko mais xam lu tax mu neex te du déranger patriote bu ngeen xoolee patriote yi déranger wu parce que nekkul seen i idée xam nga Ousmane Sonko bi muy toog naan affaire chef de l'opposition du sama idée nit ñi mënoon ne jàpp ne wax la tey tegu na ci loxoom moo tax gis nga nit da ngay cohérent moo tax ñun duñu mës a taay di ànd ak Ousmane Sonko parce que lu mu ñu wax rek ñu gis ko ci kàttanu yàlla lu mu ñu wax ñu gis ko moo tax nañuy moytu neex laa meñ gudd xalaat gudd xel Cheikh Yérim dem leen ngeen seetaan ko jàkkaarloo bi mu def ak émission yi mu def di jaay Macky Sall avant élection yi di jaay livre Macky Sall bi Ousmane Sonko génnee livre mu dem di fa ruube problème mu Tilo Oil bii ñuy wax nii ne Ousmane Sonko Tilo Oil da ko kii yoon Cheikh Yérim moom moo bind ci baayam ne yor na ay preuve c'est ci Cheikh Yérim laa bi ne moom moo génn Sénégal da doon taw kenn du fobeere Sénégal taw na ba pare ma ñëw fobeere avec 12 Sénégalais yu dee nga ñëw toog naan da ngay fobeere lay fobeere deret toog di foye réew mi bugg leen ko wax dëgg topp seeni intérêt looloo jur lii de yéen ñëpp seeni jàkkaarloo yi ubbil birima micro yi muy fen rek ngeen di fowee sénégalais yi di wax yu ñàkk fayda coow li di jóg ay buuba toog non man bëgg naa xam lan lañ def ci kii ba ci néeg ba lan la Adji Sarr Ousmane Sonko ko def di bayal rek ñu nekk ci détail yooyu te ku ci nekk ci ñoom góoru yàlla yooyu di ci wax yépp bu wéetoon 2 secondes xool diggante mag yàllam jël boppam teg ko ci place Ousmane Sonko rek carte gi leer ku nekk bu nangu woon en toute sincérité toog nekk def sa muy góoru yàlla nga nekk place Ousmane Sonko loolu gis nga affaire Ousmane Sonko Adji Sarr bi di koy lijjante yomb la kuy góor jël sa bopp nga dugal place Ousmane Sonko kuy jigéen jël sa bopp nga dugal place Adji Sarr ndax jigéen bëgg naa mel ni Adji Sarr ndax góor tey namoon na di daj li Ousmane Sonko di daj c'est très facile gis nga problème bi léegi ku ne mën na ko lijjanteel boppam bu kenn déglu rajo bu kenn déglu dara li fi jot a ruus yépp xam nga Ousmane wax na Adji wax na léegi leer na Bouba Ndour Ousmane wax na Adji wax na léegi jëlal sa doom bi nga jur ak Viviane respect ak bi ma am ci moom yépp parce que concerné wu ko jëlal sa doom boobu nga jël ko nga génnee Adji Sarr nga dugal ko ndax li nga am lu neex sa xol léegi boo paree nga jëlaat sa bopp nga génnee Ousmane Sonko yow nga dugg place Ousmane Sonko nga xool léegi mu leer sa bopp déglu nga Adji Sarr déglu nga Ousmane Sonko wax na waxaat avant juge yi di ñëw avant ñoo dem ci ay jugement yu demee noonu c'est très simple coow li léegi sénégalais bu ne mën a def exercice boobu noonu c'est très facile léegi jarul xaalis du kenn man damay jël sama bopp ma dugg place Ousmane Sonko bu dee am naa doom yaay wala sœur wala kii ma jéem a jël kooku imagine ko ci place Adji Sarr la ngay yëg sa xol xam nga loolu du la nax bu la ngay yëg sa xol jàppal loolu looloo koy lijjanti comme coow li dafa bari ku nekk di analyser affaire bi amatul analyser de Adji Sarr làkk na olof ñu dégg Ousmane Sonko làkk olof ñu dégg c'est très facile pour Bouba Ndour surtout mi doon laajte dafa bëgg a xam ni xew ñoom ñaar ñëpp wax nañ léegi yaay gëm wala doo gëm mais li ci gën a yomb yow la jëlal sa bopp en tant que góor nga nekk sa bopp nga dugal sa bopp place Ousmane Sonko nga xool nga jël sa doom bu jigéen nga dugal ko place wu Adji Sarr nga dindi Adji Sarr rek teg sa jigéen ci kii bi rek nga koy xool waxuma sa en terme de mais nga xool rek ci li mu wax les cartes gi leer mais moom laa doon wax Sénégal boo ñëwee ci man cadre angle bi may jëlee affaire bi dañuy naan républicain da ngay nekk démocrate dañuy dem justice problème bi du foofu
problème bon sens la Descartes nee na c'est la chose au monde la mieux partagée moom la ñun ñëpp ñu am bon sens pour vous dire fan la ñu toll ci Sénégal Cheikh Yérim ñëw naan ñu Nelson Mandela ba mu génnee prison nii la def nit ñi di ko fan étudiants yi ko doon seetaan di ko fan élèves yi di ko fan Nelson Mandela dafa ñëw taxaw def lii ñu koy fan ñun faawatuñ leen ci loolu bul nettali affaire Nelson Mandela barke Dembo Njaay Macky Sall mii lan moo tax nga dem di ko promouvoir livre yaa ngi bàkku ne yow da nga poser par principe Macky Sall ay question yu ko métti ba nga jógee ci poser question yi en tant que journaliste d'investigation mais li ñuy xaar ci yow mooy nga ñëw wax sénégalais li am nga topp affaire yi ba mu sës comme ni nga toppoon Ousmane Sonko ba mu sës rien que pour xañ ko élection mais nga topp Macky Sall ba mu sës affaire bi du ñëw poser question Babacar Fall yow mënu leen ñëw ngeen jàkkaarloo Macky Sall di ko laaj ci 3e mandat bi gannaaw bu ngeen ko laajtee ci 3e mandat bi ba pare ba ñu ne am ngeen fit waaw ñu tàccu yéen seen média bi lan la liggéey pour wax sénégalais yi que ne 3e mandat suñu constitution da koy tere lan c'est que ñun foofu lañ leen di xaar man foofu laa leen di xaar foofu loolu laay xaar mais toog def sa plateau édition spéciale annoncé ko pour Cheikh Yérim ñëw jël affaire bi ne moom mooy ñëw léegi dañu bëgg a ñaar contenir communication bi contenir Ousmane Sonko conteniraat lépp indi ko maintenant ñu jëlaat ko indi waat ci jàkkaarloo pour xool naka lañ koy waxtaane TFM yéen Ousmane Sonko seeti na leen tey dafa gore rek da ngeen a far Youssou Ndour mooy seen patron moom télé bi moom rajo bi da ngeen a far Ousmane Sonko gore rek a tax mu seet si leen gore rek te deewu leen jaxanaay sénégalais ñun dañuy yokk mais duñu créer fen duy sos sénégalais yi bu ñu demee ba am gis-gis boobu noonu sénégalais yi bu ñu demee ba sax ñenn ñi xalaat ne dañu war a dem toj ay TFM taal ko buy demee noonu yaa ngi dégg lan moo tax demuñu ne dañuy taali fii wala taal fii wala taal fële ne wala toj kii wala toj fële ne pourquoi yéen a war a xoolaat seen taxawaay yéen a jël un chroniqueur boo xam si mais yéen a jël yéen a jël Birima jël seen émission bi gën a rëy ci àddina ngeen ni moo gën a rëy ngeen jël un partisan du pouvoir ñëw teg ko fa def ko chroniqueur mënoon ngeen indi beneen chroniqueur boo xamante ne nii bu leen ma wax politique laa wax de politique est-ce que Diop Fall toog di wax lu ko neex ngeen di ruube dëkk bi rek bu ngeen ruubee Sonko jóge fa jël suñu doom yi def loo leen xaw ma la seen petit gàlle indi ñu sa crétin kenn xamul lu mu doon kenn xamul moom yaay Fall la kenn xamul Baye Fall la Pape Cheikh Diallo mu ñëw toog ñuy abrutir les sénégalais xam nga jàpp bëgg a jël sénégalais yi jàpp ne sañse baax na bëgg a jël génération bi yëpp def leen loo xam ay def yu baax ay baax ay kàllaama ay termes ay les gens se développent le monde dafa nekk ci beneen niveau gis nga ñuy diggee ñooñu dàq sañse ñooñu gën a xam lu baax mais bu ñu waree sañse dañuy sañse bu ñu waree xew bu ñu waree fo dañuy fo mais ñun dañuy liggéey le problème mooy on travaille pas dans ce pays là les jeunes veulent travailler mais dafa am yeneen jeunes yoo xam ñoom ñooy liggéey bëgg yeneen jeunes yi ci ëpp tegu fële ne jàkkaarloo ñu leen xool dañu bëgg am ay Wally Seck am ay Pape Cheikh Diallo am ay yeneen jeunes yoo xamante ni benn minorité la ñu toog accaparé wu alal bi yëpp ba pare woo jeunesse bi ne leen ñoo leen ngeen topp ñu ci ñun liggéey bi ñu liggéey di am alal mais yéen bu leen liggéey li may wax nii xam nga lu koy gën a yombal que ne Sénégal amuñu culture du travail bu ñu ko def si ñun te li ñuy wooye élite et je me réjouis ku mel ni Siteu génn na temps yi am ay position yu rafet yu mu am parce que gis nga da nga xool leen li gën a simple gis nga mbër yi siw nii surtout si banlieue bi am na ay boy yoo xam dañuy xëy di liggéey pour combat wu mbër boobu li may wax lu ma xam la ci banlieue bi laa nekkoon am na ñoo xam liggéeyuñ pour jënd terrain de liggéeyuñ pour investir de am na ay boy yoo xam ñu ngi ci banlieue bi ñu ngi un peu partout ñii dañuy liggéey pour ay soirée Wally ñii dañuy liggéey pour dem jënd yére ay soirée Wally ñii dañuy liggéey pour combat diw ñii dañuy liggéey pour combat diw bu nga bu combat bi amee la ñu liggéeyoon ci at bi yëpp wala ci 6 mois yooyu yëpp ñu dem dugal ko ci combat bi toog parce
parce que tegaluñ leen benn perspective d'avenir amul leneen lu nekk seen bopp loolu moom mooy le Sénégal parce que jeunesse bi ci loolu lañ leen di woo du ñu leen teel a comprendre que ne at yi dafa gaaw affaire bi day teel a dem da nga war a réaliser da nga war a am métier da nga war a def da nga war a def loolu état moo ci war a jiitu mais élite yi xoolal exemple yi ñuy jox xoolal oto yi gars yi di dawal xoolal alal bi gars yi am jeune bi jàkkaarloo mu nga gis mu lay am mais gisul foo ko liggéeyee alal bu arrogant la suñu la ñi nga xamante ni ñooy jëmmal jeunesse boobu noonu am alal bu yéeme ñu nekk benn cercle bëgg a nekk ñoom si seen cercle boobu ñu nekk ay DJ Boubs ay Pape Cheikh Diallo ay diw moo feeñ diw moo génn diw moo génn diw moo génn diw moo génn ñu nekk ñoom si seen benn ñoom ñu nekk ci benn affaire boobu noonu nga xam ñoom ñu ngi ciy nekk di ci tedd di ci am xaalis xamante kii xam nga Sénégal noonu lay boo amee tur xamante ñin ñu baax ñi toog tagg nit xool leen bu ñu toogee ci télé yi sama bàjjen nii sama tantane sama kii ñu ngi dóor sama kii bu nekk États-Unis sama kii bu nekk na la am suñu dafa am suñu jigéen ñoo xam dañoo teel a tukki dañoo dem liggéey am alal bu bari xamuñu ñu koy def ñii dañoo jënd dañ leen jaay jënd xamuñu mënuñ ko sax sol dañoo liggéey ba yor xaalis xamuñu nuñ koy def parce que ñàkk am xaalis bi ni ñu koy def mooy tax ngay dem gars yi di baatare ñii di joxe ñii di nangam ñii di sàngam ñii def leen neex léegi ñu nekk ci dund boobu nag ñoom ñu nekk ci xeetu dund boobu noonu tëju ci bëgg a jël jeunesse bi yëpp nag ci leen ci loolu ñu ànd di dem ñoom ñu yor seen statut ñu leen di tagg yéen a baax yéen a kii bu ñëwee fii boo xëyee tey Pape Cheikh Diallo def dévia di wax ay waxu toj sa gi nga bu may critiquer nii xalal nga gis ku ñëw critiquer may leen ñu jàmm nangam sangam patati patata le monde avance dëkk yi ñu ne yéen fawu leen sax sénégalais fawu leen ñii ñoo leen dàq fa fuuf mais dañuy liggéey bu liggéey jotee dañuy liggéey bu fo jotee ñu fo moo tax ñu naan vacances moo tax ñun concept de vacances sax développé ko c'est-à-dire ñun suñu dëkk yi c'est extraordinaire li fa nekk et puis di lay métti coow li day am nii ci biir coow li ñu dajale ay mbër naan dañuy tëgg ay combat ñu dajale ay mbër ne dañuy tëgg combat parce que jàpp nañ ne tëgg combat mooy apaiser cette jeunesse là c'est extraordinaire loolu gars yi dañu yàgg di saaga suñu jeunesse bi Ousmane Sonko ñëw commencé di yee jeunesse boobu commencé di yee société boobu noonu Ousmane Sonko ñi mu déranger dafa bari parce que Ousmane Sonko li muy wooyee système du nit xam naa ne jaaxal na ñu bëri tey sax mu dem ci ay Ahmed Khalifa Niass bi demee noonu gis nga kase loolu la nar a kase Ousmane Sonko pour que ay jeunes émerger pour que gars yi liggéey pour ñu bañ ñu jaay rek Youssou Ndour way na am na xaalis Bouba Ndour ñëw na toog Bouba Ndour sa chef d'entreprise gars yi ne fii tëj affaire bi foofu bu ko tëj diggante xam nga ay coon ñaar dañuy dem Sénégal si di am problème ñoom ñu tëj ko ci cercle boobu noonu keneen bokk ci alors que li ñuy xaar mooy ay possibilité pour qu'il y ait plus ay milliers de Youssou Ndour ay milliers de keneen ñu gëmloo ne loolu lu mën a nekk la mais Sénégal dafa am ñoo xam dañu gis nga cercle bi ma lay wax nii Sénégal ba ci politiciens ak homme d'affaires yëpp boo ciy jëm sa dañ lay siis il faut nga am noo mel bañ dugal la ci loolu moom mooy Sénégal boo doxee tuuti dugg Dakar da ngay gis ñetti Sénégal da ngay gis lu garaaw dafa am ñoo xam lii moo leen arrangé nii la war a demee le problème nag mooy li ñuy fàttee wax mooy ki jóg nii di wax ku jógee seen biir la parce que Ousmane Sonko xëyul génn de Ousmane Sonko ba muy politique boobu il est devenu inspecteur des impôts et domaines alal fëkkul moo leen gën a tedd gën leen nekk xam li ñu xam mënoon a am li ñu am mu bàyyi loolu jóg dénoncer looloo ci gën a garaaw Ousmane Sonko dafa xam ñi mu nekkal dafa xam ñi muy xeexal xam ñi mu àndal xam ñi mu ko sekkal parce que gis nga li tax mbiru Ousmane Sonko nit ñi sawaruñ ci di wax en réalité li ñuy teg nii ci kanam ay diine yi nii ay tarixa yi nii ay boîte de nuit yi xoolal
dañ koy pousse ni sénégalais yi rek mais en réalité système boobu ñu teg Sénégal da nar a kase. te leen bàyyi xel pro bi du waxantu jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ci Sénégal bi ñu bokk mu bañ a nekk rek Sénégalu ñenn ñi parce que siiw nañu parce que nii lañu sant. li ñëpp bokk ñëpp jot ci. da ngay dem aéroport bu bees bi ñu defar nii jas nga wàcc xool aéroport bi muy mel ni panaan nga génn dox dugg taxi génn tuuti rek daw 5 minutes sa yaram bi yëpp si meeku. Tu vois que de la pauvreté autour de toi. Tu vois que de la pauvreté autour de toi. lu yéene tu vois que de la pauvreté autour de toi. Que de la pauvreté en fait. sam moo tax il faut ñun li ñuy xeex nii xeexaluñ ko suñu bopp nga sama benn frère dafa dem Sénégal mu ne du jël taxi du jël oto day dugg Njaga Njaay quoi Njaga Njaay wala super mu dégg super jóge booru jàmm gën di dem booru Dakar quoi jaaree ko booru Yaraax bi quoi mu ne am oto bi embouteillage xaw a am mu daw ba benn moment mi ngi ànd ak yaayam oto bi taxaw embouteillage am quoi mu nekk nii si super yi xam nga mooy alhamdulilah yi defe naa moom la ko gars yi di woowee léegi nii oto bi taxawee noonu embouteillage am moom mu siggi rek jàkkaarloog benn gayen buy jaay café Touba gayen mi ngi def sa ay lox nii taxaw quoi gayen mi ngi taxaw fi mu taxaw teg café Touba defe naa di jaay mais yàlla dafa def bëtam yi jàkkaarloo ak gayen bi seen bët yi daje muy xool waa ji quoi muy xool waa ji di xool waa ji di xool waa ji di xool waa ji mu ne ma xam nga lan moo tax may xool waa ji fixé ko mënatuma ko bàyyi mu ne ma waa ji dama koy xool ci bët dama ko xool di gis sonn mu ne di gis nit ku en fait nit ku sonn waa ji mi ngi teg café tubaab di jaay waa ji mi ngi ne def nii xool waa ji mi ngi xool mais moom mi ngi xool ci biir bëtu waa ji il ne voyait que de la tristesse du désespoir nit ku sonn nit ku amul pexe foofu la ñu dugal sénégalais yi ñun ñii ñëpp dañ ko ñafe de fayet ba génn ci bu ñu fayetuloon ci loolu la ñuy nekk après boo ci génnee ci ngay comprendre que ne non mënatul continuer di demee nii sama waa ji ñun dootuñu nangu di nekk ay ngaaka ci kaw gars yi mënatul nekk on demande pas trop mënatul nekk ñun dañu yeewu ci lu bari léegi dañu comprendre yu bari mënatul nekk yàlla mooy joxe wërsëg ñi nga xam am nañu wërsëg si ñoom dañ leen ko yéene amul problème mais mënatul nekk tey benn Aliou Sall xëy yor ay milliards mënatul nekk ñu toog jël suñu alal jox ko Abdou Mbow mu toog ñëw jàkkaarloog sénégalais yi di wax ak arrogance di fen ñuy ay moromu jeune am bokk benn génération xëy na ñun li ñu def pour Macky Sall falu sax moom sonn ko ci te li may nii lu ma xam la ñu toog di ñu c'est-à-dire loolu lañ dul nangooti Sénégal boobu mënatul nekk ñun loolu rek la ñuy xeex Sonko bu ñu nekkee président xarit mais loolu la ñuy xeex mënatul nekk rek Sénégal boo xam homme politique la ak géwél yi leen di tagg ay quelques communicateurs traditionnels mbër yi xam nga ay quelques musiciens ay animateurs loolu mooy Sénégal quoi ay quelques hommes d'affaires yu toog fële ñoom ñu def benn groupe di daje ci xew yi di tuddante ay doom nekk seen biir créer seen bopp créer benn Sénégal biir Sénégal di bare di ko dundee suñu alal xeeb ñu bu ñu toogee ci télé yi banlieusard nangam sangam gëmuñu banlieusard dem leen ci banlieue bi dara amu fa ñoom ñi ngi lekk bay tuur suñ nouvelle génération bii nii ku ci amul kër yàqu nga gars yi ñu ngi yor ay hectares mais Sénégal boobu mënatul continuer
ñenn ñi ñu ngi sàcc alalu Sénégal suñu alal loo xam ça coûte des milliards ay kër ay suuf yoo xam ñooñu teddal nañ seeni sët parce que ça coûte des milliards ba pare dem wut ci ay titre foncier maanaam ñoom jaratul sax ñuy liggéey ñoom am nañ ba jox seeni am na yenn terrain yoo xam yenn alal foncier boo xam boo ko amee mais say génération yi sët di ñëw lijjante nga leen si suñu alal alors que ñun ñiy liggéey sax léegi tu vois des jeunes sénégalais qui travaillent mais xalaatuñu sax jënd terrain bay tabax kër ñu nekk ci dëkk boobu mel na ñun Sénégal boobu mënuñu ko rectifier lu tax ñuy xaar lan moo tax mënuñu ko rectifier université la fa nekk du dëgg suñu système éducatif bi baaxul lan moo tax mënuñu ko rectifier lan moo tax mënuñu ko dindi lan moo tax mënuñu jël ay décisions yu courageuses léegi ngeen bëgg ngeen yaakaar ne Sénégal boobu mooy continuer di dem quoi ñun dañuy toog nii rek continuer Sénégal boobu noonu di dem quoi mënul nekk Ousmane Sonko loolu la ko ñi toppee en réalité du rafetaayam du xam-xam du dara il a un discours qui nous parle ku nekk loolu dafa doon nalaw ci yow ay baadoola yoo xam ay baadoola ñooñu c'est-à-dire ñun suñu élite bi ay baadoola lañ et puis dañuy ni ñuy lekkee moo doy waar gars yi c'est des multimilliardaires après on nous dit que ce pays-là est pauvre ngay xool Sénégalais yi ni ñu sonnee quoi loolu la Ousmane Sonko bëgg a lijjanti nii résistance bi ngeen gis yëpp loolu la ku ne xam na ne Ousmane Sonko nitu dëgg la ku ne xam na ne Ousmane Sonko ku am diine la ku jub la ku am fulla ku am fayda ku am xam-xam ku xam fi mu jëm la ku ñeme li muy def la loolu kenn warantewu ko mais nit ñi si seeni intérêt la ñu ngay man dama dégg sam benn gain bu nekk APR xam nga envoyé message naan ma waaye waxoon naa la ko Adji Sarr bi mu génnee ba pare mu naan ma waxoon naa la ko seen waa ji waxu leen dëgg ma ne xam nga kii en réalité gisatul bi mu ko liiree dama ne man xàmmeetuma sama waa ji kii xàmmeetuma ko parce que ba ma koy xam yii munul ne munul gëm li nit ku ànd ak xelam munul seetaan Adji Sarr ak loo bañ Ousmane Sonko nga noppi sax mais bi muy jël teesu li mu déglu ci Adji Sarr ne ma waxoon naa la ko seen waa ji nangam man ci laat ne non mais attends dafa yéeme et puis da ngeen xamul benn affaire de gars yi gis nga nekk ci nguuru Sénégal dafa neex nguuru Sénégal non dafa ngir nga gars yi nii li ñuy bañ a bàyyi nii c'est que Sénégal ni ñuy gérer nguur moo garaaw Sénégal waxuma la nga jege Macky Sall de mais boo jegee DG rek sa àdduna day changer saa gi loolu moom moo yéemu ci Sénégal gis nga gars yi li ñu mooy nii c'est que nekk nguuru Sénégal non dafa neex da ngay nguuru gars yi dañuy soppeeku souvent du ay conviction de am dund boo xam dafa ñoŋ ba pare parce que Sénégal boo demee ba nekk kilifa ci politique sénégalais yi ci boppam ni ñu lay wëree comportement bi ñuy am ak yow des fois sax boo amul xel moo lay yóbbu nga am nooy comporté woo loolu dootoo ko bëgg a ñàkk parce que boo ko ñàkkee doo doon dara la preuve lan moo tax gars yi parce que nguur gu Sénégal boo pertee nguur doo dara boo tax gars yi di transhumé tu n'es rien boo nekkee ci nguur tu es tout boo pertee nguur tu es rien maintenant li ñoon ñaan am na léegi maintenant tout le Sénégal a compris que maintenant tu peux suivre un leader te yorul alal tu peux suivre un leader te joxu la dara loolu moom am na mënatu leen ci dara léegi jokkoo rek léegi Sénégal xam nañ ne léegi comme Cheikh Yérim yaa ngi ne mouvement yi ñëw kon patriote yi xaw a tiinii léegi loolu jeex na Sénégal alal andi leen lu leen neex Ousmane Sonko moom fi mu toog nii ci kàttanu yàlla du alal moo ko fay jëlee du leneen ko fay jëlee lu dul li mu lijjanti fi mu jaar ba am ko ci dëgg wax ak sénégalais yi ba ñu dégg rek te ñi fi ne nii moom ñi fi ne nii ñun dañuy ñaanal Ousmane rek bu mu def erreur de te ñun bu ñu def erreur nañ koy ñaanal rek mu nekk ci li mu nekk te nag bu leen kenn tiital fii ku fi stratégie boo ñëwee mu toog sa kaw
kenn du fi parce que lu fi nit stratégie fi mu jaar ba génn jaar nga fa takk bat donc fii bu leen kenn tiital ak ku muy mënti doon nag Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade ba ku muy mënti nekk kenn mënu fi stratégie ba wut suñu waa ji lu fi waaye stratégie fi mu jaar ba génn ci jaar nga fa takk bat ak koy mënti doon nag loolu ay dëgg ñoo ngi wax ni inventé wu ma ko ci Ousmane Sonko le Sénégal xam lu mosul xam ci àddina nee naa leen Ousmane Sonko léppam lu mosul am la boo ko laalee gis violence mosul am Sénégal mbiru Ousmane Sonko ci lañ gisee lu ñu mosul gis Sénégal à chaque fois rek opposition boo mosul gis rapport de force boo mosul gis opposant boo mosul gis c'est-à-dire non mosul gis loolu laa rek loo mosul gis président boo mosul gis ngay am foofu xoolal Sénégal boo mosul xalaat ngay am foofu bu ko jotee incha allah noonu la waaje yàlla moo ko bindee noonu waaw léegi nag Macky bu fekkee ne ay tëj ak affaire yi gars yi bàyyil gars yi ñu kii fi mu toll nii moom dëbbal defar leen seen i bagage rek ngeen pare abal ñu waaw parce que ñu doon ñaan yàlla rek mooy pas ñu ñuy déglu man li ma doon ñaan yàlla mooy kañ la rek la yàlla di dimbale rek sénégalais yi ba ñu déglu Ousmane Sonko rek ba ñu bàyyi seen xel ci moom rek xam nga nit ñi da ko doon bàyyi xel sax mais dégluwuñ ko woon man loolu rek laa doon ñaan yàlla na yàlla def ba Sénégal yi bàyyi xel Ousmane Sonko bu ko defee li ñu dal ñun dina leen dal te loolu lañu def looloo gën a garaaw ci li ñu defal Ousmane Sonko du ko ñuy bàyyi xel man loolu rek laa doon ñaan yàlla na yàlla def ba sénégalais yi bàyyi Ousmane Sonko xel parce que Ousmane Sonko buñ ko bàyyiwuloon xel mu ngi wax depuis un moment am na ñu ko dégg mais léegi fexe nañ ba sénégalais bàyyi leen ko xel léegi bàyyi leen sama waa ji mu déroulé léegi dinañ xam kuy stratégie ku du stratégie Cheikh Yérim mouvement yooyu ngay wax ñu ngi leen di xaar xam naa du ay mouvement gambien moom du ay mouvement burkinabé ay mouvement sénégalais la ñu ngi leen di xaar terrain politique bi daal mi ngi nii waaw ñun ñu ngi nii toog te ñun ragaluñu dara nag nga dox ko tollu ñu pale rek Ousmane Sonko incha allah yóbbu ko pale rek waaw am na si leen ñëpp na ñoom Karim na ñoom Wade man foofay gën a neex na ñëpp ñëw na ñëpp ñëw leen ñëpp parce que ñun loolu lañ doon xeer Khalifa Sall dañ ko war a delloo ay droit am bu waree bokk day bokk bu waree ànd ak Ousmane mu ànd ak Ousmane mais ñun suñu liggéey mooy ñun ngeen xam ko le projet là le projet c'est pour xoolal ñu soppi Sénégal te bu yeboo ngeen noppalu leneen luñ fiy mënti fabriquer nag ay Macky Sall nii c'est un homme si son discours son nangam Macky Sall reste Macky Sall c'est le plus mauvais président que Sénégal ma sa xam ki ci gën a soxol ki ci gën a bon ki ci gën a cuune Macky Sall kenn mënu du ko fi defar Sénégal Macky na defar ay dëbësam rek abal ñu ci jàmm nag comme pro bi nee na jàmm il a tout compris gérer leen seeni 3 ans ngeen defal ñu élection municipale ñu récupérer mairie yi ngeen defal ñu élection législative ñu dugal Guy Marius Sagna assemblée force man misaal boobu laay joxe def leen élection législative Guy Marius Sagna ñu def ko député force ay ñu met El Hadji fii seen xol yi di bon Guy Marius Sagna ñu jël ko def ko député force mu nekk député du peuple xam ngeen Sénégal bu ngeen créé moo tax du ngeen dem élection parce que bu ngeen demee élection ñu jël Guy Marius Sagna def ko député force doole mbaam kenn mënu ci tus lu yàlla def leen élection législative Guy Marius Sagna dégg son honorable député kenn mënu ci dara ñun ñoo koy fal ak Guy Marius Sagna ak ñi mel ni moom waxuma ñëpp nag loolu foofu la Sénégal toll loolu ku ko bëgg a gis ko ku ko bëggul gis demal ay dàmbooj sax bu ngeen dàmbooj sax tey bu bëggee nekk député Sénégal moom day soppeeku mais ñëw fii kërëb ay Abdou Mbow ay kii xaw ma paa yu xobadaas yooyu ñu toog di ñu sonal yooyu jeex na gis nga Ousmane Sonko il avait dit que nous sommes le changement comprendre lu leen déggu leen nañ dem rek def leen élection locale bu ngeen pare ngeen def élection législative bu ngeen xafee groupe parlementaire te du ngeen ko am te di ngeen gis ay député yu garaaw Macky doon def xoolal Macky parce que les gens ont compris xam naa ku mel ni Ousmane Sy Tounkara dafa yàkkamti rek moom ndeysaan xam nga moom dafa teel a honnête quoi et ndeysaan yàlla xam na ne
li mu daj rek la Ousmane Sonko daj. dama dajeeg sam benn xarit mu ne ma Ousmane Sonko taxaw élection député yi dama ko romb Colobane mu ne ma jour bu laa koy njëkk a gis mu ne ma dama ko romb Colobane mu ngi taxaw di wax mu ne ma waa ji mu ngi ñuul ñaaw mu ngi sonn ñàkk kii yëpp xoolal mu ne ma dàll yaa ngi pënd mu toog fa di wax di expliquer gars yi foofu commerçant yi di expliquer ma ne ko kon mbapat na de dafa mbapat de gis nga mais ba mu mbapatee ñu jox ko plus fort res mu xeex continue di dem Tunkara yàlla da ko écarté parce que xamoon na ne naa feex la gëmul tus gëmul Sénégal yi da doon fen da doon sóob mais dafa yàkkamti rek waaw Ousmane si Tunkara bu 2S nag laa wax mais Sénégal soppeeku na de nga soppeeku soppeeku yi nu ñuy gën a demee ñu koy gis xam nga dañ fi doon toog ne Ousmane Sonko force reste à la loi l'état est fort ils vont cueillir Ousmane Sonko ils vont le traîner ci ils vont le nangam dara du xew ay Maïmouna Ndour Faye di cokkaas moom yéen fa ngeen ko teg jàpp nañ diw def nii jàpp kee diw ne di ruube di teg ay xel di def ay affaire ñu naan leen bàyyi leen ñu puus gis nañ dëgg Sénégal soppeeku na de ñoom yeewooguñu sax def leen élection législative rek ngeen xool ndax Guy Marius Sagna du nekk député nga xefee sa Dame Mbodj nekk député bu ngeen defoon élection législative ay Khadija Mahécor sax dañ leen di député force Khadija Mahécor ak yii voilà gaynde yëpp waxuma sax waa Pastef gaynde yi nekk Sénégal yëpp ñi nga xamante ne nii c'est-à-dire ñu dugal leen mënuñ ci dara Sénégal boo fi nekk tey dem leen ngeen indi alal bu leen neex ngeen xëpp ko ci réew mi dugal ko fu leen neex Sénégal changé na nous sommes le changement Sénégal soppeeku na te bu ngeen amul xel dëgg xam ne yàlla àndut ak yéen nga 3e mandat bi leer na nañ parce que journaliste yi dañ ko bëggoon a ruube analyste yi di ko ruube gars yi nekk ci di ko lijjante ñi naan am na ñi naan Macky Sall ni mu ko waxee baax na Macky Sall naka la nit di jàngee say waajur yow nga ne intellectuel nga say waajur yóbbu la école nga jàng nga ñëw toog naan Macky Sall ngay expliquer li Macky Sall wax Sénégalais yépp topp la ci explication te Sénégalais yi fàtte nañ ne non du Macky Sall moo war a wax li mu war a wax constitution moo koy wax. xam nga loolu mooy Sénégal bu ëlbatiku de la même façon tey de ces mêmes gens là ñëw naan non l'affaire ne se réglera pas dans le truc Ousmane Sonko na dem procès c'est les mêmes gens ñoom ñoo ñëwoon di analyser Macky Sall oui ou non wala kii c'est-à-dire nit da ngay cohérent c'est pas Macky Sall de dire oui non di analyser loolu du débat du waxtaan c'est la constitution qui le dit c'est pas Macky qui doit le dire mais suñu intellectuel bi duñ ko wax foofu de xam nga dañuy ñëw na oui bon il faut comprendre que président aussi boo waxee lii Ousmane Sonko ñëw ñu ne non na dem yoon Sénégal boobu ngeen nekk moo tax gars yi bu ngeen di déglu gars yi da leen di déglu ak xel ay tegkatu dil yu rëy lañ mais dañu fàttali duñu yàlla dañuy juum te xam nga boo tàmmee di wax télé te du dëggu ci yow ay toj rek ngay wax gars yi ay contradiction c'est-à-dire contradiction yi du ci mots yi ñuy utiliser contradiction yi en fait ci principe yi la ak ci position yi ñuy taxaw nga def comparaison bu ndaw rek def déduction ci ngay gis que ne gars yi dañuy fowee quoi ci ngay gis que ne gars yi dañuy fowee mais xel yi tàkk na te nag réew mi moom mooy li may patriote rek suñu priorité instant bi du ñu parce que ñoom instant yi bu ñu doon woo pour man ci xeex sax te le président Ousmane Sonko laa compris ñun du ñu ñëw ak ñoom ci xeex xam nañ ne nag deuxième vague moom bu ñëwee dafa bàyyi kenn mais ñoom ñoo soxla dabu ñun warul leen gëstu moo tax may ñaan patriote yi foofu laay terminer nit boo ko jiitoo doo ko gëstu gis nga ci ñuy woo nii dinañ demaat ci plateau télé yi pour indiwaat pour dabu lañ bëgg a def Yaxam Mbaye déglu leen ko bett ngeen ñu dootoo lu ñu bett yooyu lañ ñu bëgg a kii ñun duma nañ leen
nit ki doo ko duma affaire bi du aller retour de affaire bi benn match la arrêt la da ngeen ñëw ñu ne leen peu Ousmane Sonko dafa woon avant dernier wala avant dernier bi combat bu jeex na de ñu ne yéen 2024 bu leen fi taal réew mi bu leen ñu indil problème bàyyi leen prisonniers yi affaire bi tranquille ñu dem ak yéen 2024 kii bi mortal combat bi jeex na waxoon na ko jeex na mortal combat ga fu ngeen nekkoon bañ leen di bett mortal combat la ñëw ngeen ñëw kii ñu duma leen ngeen daw bàyyi ba coow li jeex ngeen génn naan ñëw leen ñu xeex ñun amuñu temps boobu de ñun pare nañ wàccee nañ suñuy gants ñun xam fuñ ne jooy suñuy moor julli leen jébbal leen yàlla ñaanal leen jàppale suñuy blessé ñaanal leen yaa ngi dégg jublu ci li ñu sénégalais di xaar parce que prisonniers yi di ngeen leen bàyyi prisonniers yi liggéeyante leen ko liggéeyante ko sëñ Muntaxa waaw parce que nag sëñ Muntaxa moo njaboote ñëpp ña nekk ci prison ba yéen ñëpp moo leen njaboote liggéeyante leen ko ak moom waaw parce que la mu waroon def ak ñun def na ko ak ñun ñu wormal ko jox ko cër bu mat sëkk li des yéen fi mu toll nii combat bi ngeen am yéen ak suñu kilifa diine yi la parce que wax nañ ni ñun ñu bàyyi yéen des leen ak ñoom ñun Pastef déedéet ñun Pastef nag léegi nañu def li Ousmane Sonko di def mooy jublu ci liggéey bi te bañ di fàtte ne ci politique la ñu nekk kenn bañ ñu bett Ousmane Sonko ci politique rek la nekk di def fi mu toll nii ma damay ñaan patriote bu leen teel a dugg ci jugement ay lu tax mu dem ci Ahmed Khalifa nga gisoon na ko gisu ko Ousmane Sonko dafa xam ñi muy xeexal di laal fii mitti gars yi affaire bi il faut que ñuy wàcc di bàyyi xel ci lu bari man kenn gënuma radical dama radical ba sës mais j'ai compris lu bari parce que combat bi boo ci nekkee da ngay comprendre Sénégal di gën a comprendre xeex bi Ousmane a compris beaucoup de choses Ousmane dafa jóg ñu bàyyi ko jeunes ak réseaux sociaux yi mu toog ànd ak ñoom boole ko kilifa yi Ousmane dem ci kilifa yi won leen ki moom mooy kan ba pare nag li ci gën a garaaw luñ def xam nga Ousmane da doon def nii ak kilifa yi di gis ni léegi dinañ ko may mu toog ak kilifa yi di wax ak ñoom maanaam lépp dina gën a leer ñu jël Ousmane nëbb ko askanu Sénégal yàlla jël Ousmane ak askanu Sénégal def leen nii jaarale ko ci Adji Sarr gis nga Sénégal bi Ousmane bu fekkee dañuy des ci concept Sénégal bi Ousmane war a jiite suba bu ñu ko bëggee Sénégalu aussi Abdou Mbow la Sénégalu Macky Sall la Sénégalu Marème Faye Sall la Sénégalu ñooñu ñëpp la moo tax dañuy ànd ak compréhension Ousmane Sonko du activiste Ousmane day toll foo xamante ne ni contexte politique mooy laaj yenn choix yi mun nag te gis nga souvent ay yenn choix yi muy def na ngeen ci bàyyi xel bu baax ci daar bi nii dina xaw a mais yàlla da koy may dëgg moo tax quelque part aussi nañ ko wóolu parce que dafa am ñoo xam dañ ñu ko xeebal jël ñeneen def leen ay stratégie politique moom muy doxal waaw moom muy doxal ñi ko mag ak ay maamam ba ci ay rakkam ak kiyam ñépp moom muy doxal lu stratégique nag xeex bi am nii ba ñu génn ci premier jour bi la wax lépp ne woon na nii lay demee je naa ci bàyyi ay plume yi nag mooy yi ngeen di dégg nii ay jabaram sol na lu xonk ak joti na kii ak kii def na kii xam nga mais Macky sa loxo dina taq buñ fa tollee nag da ngeen koy bàyyi mu dérouler dafa am loo xam moom leader bi moom moo ko moom te suñu objectif combat bi c'est pas ñu def Sénégal boo xam dafa am ay patriotes ñu baax fii ak yeneen Sénégalais yi fële il faut que ñu éviter loolu te loolu aussi dama ciy laaxaale yenn activistes yu bëri il faut que ñu éviter loolu ak yenn patriotes yu bëri l'objectif c'est pas d'aller vers dafa am Sénégal yu nekk fa leen am Sénégal yu baax yi on va le dénoncer mais tout le temps ñuy xam que aussi que c'est des Sénégalais comme nous yoo xam dañu war a bokk ci projet bi wala projet bi aussi pour ñoom la c'est-à-dire dafa am foo xam buñ fa c'est-à-dire bu xam nañ léegi ay xeexkat lañ ñun ragaluñ mais il faut que ñu wan nit ñi que ne ñun duñu nit ñu foog ay borom xel la yuy dem ñu bëgg Sénégal bëgg defar Sénégal bëgg Sénégal ak nooy mënte mel mais que projet bi ñu am daf ñuy jaral lu ne mais projet pour Sénégalais yépp la il faut ñu éviter loolu mooy tax bàyyi leen Ousmane Sonko mu dérouler Sénégal la ñu nekk dafa am nu mu mel Ousmane Sonko na dem fu ne
man daraay TFM GFM neexuma daraay GFM neexuma daraay GFM neexuma mais Ousmane Sonko bu waree dem dafa dem moom c'est un leader du man du yow c'est un leader bu war a nekk président bu Sénégal parce que dafa am lu ñuy jooy ci Macky Sall mu nekk un président wu APR wala président wu fii Ousmane Sonko dafa war a nekk président bu Sénégal tey Ousmane Sonko dafa war a dalal xel yi kenn du naatable fitam kenn du naatable que ne xeex bu jotee day wàcc xeex kenn du naatable que ne boo ko woyee ci violence sës bi mu violence ak yow mais dafa am yeneen yoo xam dañ ko war a xam ci Ousmane Sonko dalam teeyam tolérance am ubbeekoom esprit de dépassement loolu moom mooy un leader esprit de dépassement jóg taxaw ci kaw génn opposition bi yëpp wër leen ngeen leen opposition bi yéen ak man nañu respecté sénégalais yi man sama bopp ñun au Sénégal ñun mérito wuñu sénégalais yi dafa am dimension yoo xam Ousmane Sonko dafa ne ci moom il est temps que aussi ñu génnee ko parce que on nous a vendu ay hommes d'état parce que dafa nëbb ay sàcc on nous a vendu lu ne il est temps que ñu jaay léegi un homme d'état boo xam mat na sëkk li mu doon parce que lu ne wax nañ ko fi ay booy la amul expérience amul nangam booy bi de moo jommal Sénégal jommal àdduna bi yëpp te ngeen bëggu ngeen bañ ko fii ak 50 ans dinañ ko bind ci ay livre di ko jàngal suñu sët yi loolu lay am de Ousmane Sonko di ko jàngal Afrique di ko jàngale kii yow Macky Sall kenn du la jàngale ci benn université bu africain wala lu ñuy jàngale ci yow du doon lu rafet Ousmane Sonko dinañ ko jàngale fu ne ñun suñu génération ni ñu mel ci Thomas Sankara yeneen génération yi war a ñëw ci suba dans 50 ans noonu la ñuy mel ci Ousmane Sonko en Afrique et dans le monde mënu leen ci dara mënu leen ko ci il est entré dans l'histoire mënu leen ci dara donc ñun patriotes yi il faut que ñu xaw a aussi di suivre affaire boobu noonu Ousmane dafay wax ak ñun won nañu ne fulla bu jotee da nga koy xeex dëgg rek ay dëgg mais aussi won nañu ko ne leader doo jàpp leader doo mer rek bu mer jotee da ngay mer ba wane ko Ousmane ba mu waree dal ci Ahmed Khalifa Niass par exemple te dafa dal ci ko wax ko dëgg mais leader la dafa bëgg a jiite réew mi Ahmed Khalifa Niass kilifa la am comportement bu mu am xam nga Ousmane dafa benn wax bu am solo parce que dañ ci bàyyi xel dem na ba ne même Macky Sall bu demoon ba jàpp que ne gëm na ne suñu projet bi projet bu baax la mu ñuy fekk dañ koy ubbil suñu loxo dinañ ko fàttaliku bu baax parce que mbaam bu mel ni Maxtaan ak Gulaar golo boobu noonu gars yi dimbale leen ko nag ngeen yónnee ko ay uul ak ay konkorong ak ay sidéemu malek yu demee noonu xam naa Babacar Diop yónnee woon na ko fi benn mbuus xam naa mbuus mi dafa jeex dimbale leen ko rek parce que xam naa ne fi mu doon rab yi ñu ngi jógaat mu ngi waxati rek ku mel ni Maxtaan ak Gulaar yooyu lay surfer parce que ñoom ils ne sont pas intelligents ñoom pour ñoom nit da ngay figé nit dafa am nooy kii gis nga Ousmane Sonko c'est un visionnaire Ousmane Sonko fera partie des grands de ce monde là xool leen parcours waa ji ba fi mu yegsi xool leen ni mu nekk di dérouler Ousmane Sonko ne changé wu rek Sénégal mu ngi changer l'Afrique di changer en même temps le monde les gens Ousmane Sonko gis nga même ñu Macky Sall mii mu Macky Sall daf ci tombé rek mais Ousmane Sonko sut na ko en réalité ci terme yëpp Macky attanul sa Ousmane son régime la attanuñu sax diisaa yu Ousmane parce que loolu la yàlla def yàlla mooy cërale nit loolu xëy na ñun nag Sénégal yu bëri nangooguñ ko parce que gisuñu ko et pourtant ñun tey ñu ngi tagg di bàkkoo Nelson Mandela c'est pas un Sénégalais ñu ngi bàkkoo Thomas Sankara c'est pas un Sénégalais dafa am nit ñoo xam yàlla moo leen di teg ci dimension boobu noonu te Ousmane Sonko yegg na fa la nekk léegi fa la dugg parce que li fi xew ku ci amul jàngat boobu que ne le gars là il est en train de révolutionner beaucoup de choses kon yow sa xam-xam soriwul quoi moo tax nañu xam que ne aussi Ousmane Sonko ci dimension wu nit ñooñu noonu la war a yegg te dafa war a nag après boole Sénégalais yépp jubóole leen boole Sénégalais yépp ànd ak ñoom ne leen ñëw leen ñu tabax Sénégal Ousmane Sonko projet mu am c'est pour mu ñu tabax Sénégal Ousmane Sonko projet bu mu woote du loo xamante dañuy ñëw fal ko ne ko acca am nga budget demal Ousmane Sonko daf ñu gi nga VAP yi ngeen di gis nii lim ñuy préparer le gars pour te dire vision c'est-à-dire lii yëpp ay préparation la ay dem leen defi VAP parce que fa lañ jëm ñu bay dundee maye deret patriotisme di fàttaliku say c'est-à-dire ci loolu la ñu jëm parce que dañu ci waroon yóbbu bu yàgg
loolu lañ ñu bëgg a xañ. Man je ne dis pas parce que je n'ai rien de politique, mais ce gars-là c'est la trempe des grands leaders de ce monde-là te loolu incha allah Macky bëgg ko ñoom ñii APR yi mënuñ ci dara. dépassé na leen je vous jure Ousmane Sonko Aliou Joal c'est les grands de ce monde-là qui parlent de lui parce que nag histoire dafa am lu mu ñu jàngal waa ji dafa commencé am jaar-jaar te commencé na jéggi Sénégal te je sais que suba am na ñu nekk tey APR di ko xeex suba xëy na seen fierté lay doon. Quand tu écoutes le discours panafricain de Ousmane Sonko ngay sénégalais di africain sa yaram mënul ñàkk daw c'est pas possible bu dawul tey sax dina daw suba buy déglu yenn discours Ousmane Sonko yi non mais saa yi da ngay naan mais le gars là est-ce que ñun xam nañ sax ñun li ñu yàlla cërale moo tax képp kuy patriote gën a la sant yàlla gën a jàpp ci combat bi te xam ne fi nga ko tëye foofu la te ñu dem récupérer ji suñu mbokk sénégalais yépp ñu bàyyi Ousmane Sonko mu réconcilier les Sénégalais jubóog ñi mu war a jubóol dem waxtaan ak ñoom ne leen man jàmm moo ma yëkkati ku ma woo nag ci mbiru fitna mbiru saay-saay ma jëflante ak ñoom système bi man du ma leen bàyyi ñu def ni ñu def Cheikh Anta Diop wan na leen ko. par contre man jàmm laay dox ak kilifa diine yi jàmm laay dox ak Sénégalais yépp na seeti ñëpp wax ak ñëpp après ku nekk jël ay responsabilités parce que Ousmane Sonko aussi il est en train de mettre tout le monde face à sa responsabilité dem wax ak ñëpp wax ak ñoom. wax leen lii dëgg nëbbatuwul deful dara bu gaa yi xalaat ne Ousmane Sonko lu muy dem di négocier la Ousmane Sonko lim ñu doon wax ñun ñu koy dégg ay at loolu la wax GFM loolu la wax Ahmed Khalifa loolu la wax Malick Gakou loolu la wax kenn ñoo leen ñu defar réew mi lim leen waxoon 2019 ñii ànd ak moom ñii bañ a ànd ak moom loolu la leen wax tey ñëw leen ñu ànd defar réew mi def ko ci fulla fayda jàppale Sénégalais yi liggéey amul leneen beneen discours bu mu leen di wax amul dig ay poste amul ni mu ko waxee noonu la waxee du lenn lu ci ne waxtaan la pour ñu ànd bokk defar réew mi waaw. gars yi foofu laa yemale live bi du ma tëj encore une fois te lancé ma un appel à Macky Sall bàyyil gars yi ñu dem ñibbi seen kër yi ngeen dem liggéey seen 3 ans yi defar Sénégal ngeen defar Sénégal après ngeen abal ñu jox ñu ñun ñu doxal nañu libéré Ousmane Sy Tounkara dafa am njaboot affaire bi fii ci àdduna la yem te nguur moom toog Sénégal ba faw moom mënul nekk. bàyyi leen ñoom Guy Marius Sagna bàyyi leen Sénégalais yi ngeen di toroxal encore une fois bàyyi leen Sénégalais yi ngeen di toroxal nit di nga laalaake loo warul laal amul sëriñ bu leen di wax lii amul boxaama amul maamun fi yàlla moo fi ne de yàlla moo fi ne ay suur leen lii def leen lii ngeen di fëgg seen dana yaakaar ku ci nekk li ngay def yaa ngi koy def di nga dee ñu teg la ni ñu tegee Con Seck na ko yàlla yërëm ni ñu tegee ñi fi jóge ñëpp ni ñu fi tegee woon Ousmane Tanor Dieng ni ñu fi tegee woon Léopold Sédar Senghor ku ci nekk danañ la tegee noonu nga jóge fi mu am ñu fi des donc delloo la si leen seen xel quoi xam naa li may wax dinaa ne booy bi dafa naïf ñoom kii ay affaire u àdduna ñoom saa gis nga fii dara yéemewu fi waaw Ousmane Sonko il va être plus intelligent que vous parce que fi ngeen ko doon xaar du fa fii Ousmane Sonko dina dem jubóog Sénégalais yépp dina dem jubóog Sénégalais yépp jubóog africain yépp jubóog ñi ci àdduna bi ñi mu war a jubóol ñépp ñu mu war a waxtaanal yépp mu dem waxtaan ak ñoom loolu la leen bëgg a woon que ne yéen fi ngeen ko bëgg a tëj ay rebelle bi ay joolaa bi ay ibaadu bi ay nangam sàngam yooyu yépp taxawul donc gars yi maa ngi di siyaat leen bëgg di leen jox rendez-vous xam naa peut-être ba dimanche am na benn live bu ñuy préparer bu taxawee rek dinañ ci gën a communiquer donc nañu gën a mobiliser wu loolu aussi mënul daj mais aussi nañu continuer combat bi bu ñu leen may ñu dabe nañu continuer combat bi massifier xool le pro ni muy demee di dox di xooli les kii ku ci nekk patriote bu ne chef de cellule bu ne te mën nga xooli sa mbokk yi nekk yeneen parti yi c'est-à-dire li muy def ku nekk na ko def à son niveau te ñun réseaux sociaux yi aussi ñu bañ ñu distraire ci biir cool yi ñuy massifier waale di jaayale Ousmane Sonko di bañ a perdre trop de temps ci yenn affaires yi parce que bunt bi ñu ubbil nii buntu la boo xam dañ ci war a wone kan mooy le patriote kan mooy Ousmane Sonko lan mooy projet bi parce que sénégalais yi nag fi mu toll nii ubbil nañ ñu seen loxo ubbil nañu seen bët ubbil nañ seen nopp tey lañ war a wax tey lañ war a wone
lu rafet lu jekk même ñun ñuy live sax ñu won Sénégalais image bi nga xamante ni en vérité loolu lañ bëgg pour Sénégal ñun duñu ay éternel combattant xeex non ñun dafa am lu ñu yëkkati moo tax xeex bi dafay ànd ak moom laay intelligence sociale boobu il faut que mu ciy nekk quoi ak étape boo mënti toll rek en fonction de étape boobu noonu man y a deux semaines bu may laaj dama doon fuur fii da doon saxaar voilà wala ngay gis ma triste wala ma kii mais étape bu nekk boo ci tollee rek dafa am benn comportement boo xam da nga ko koy adapter du affaire u féeg nag da nga ko koy adapter laa wax mais des ci li nga nekk loolu dafa am solo quoi ñu bañ a disperser wu trop mettons plus de focus ci li Ousmane Sonko di def que li Adji Sarr di def mettons plus de focus nañu gën a génnee li Ousmane Sonko di def li patriote yu baax yi di def Guy Marius Sagna bi nekk prison nañ ko gën a génnee que Me El Hadji Diouf li muy def c'est-à-dire loolu ku nekk rek yaa war a def jàngat sa bopp man acte bi may posé nii live bi may seetaan nii lii may partagé nii affaire bi may dugal ci réseaux yi nii lan lay indil combat bi ban njëriñ lay amal Ousmane Sonko naka la mën a participer ci Macky Sall mu bàyyi prisonnier politique yi loolu buñ ko commencé di def ñun ci réseaux sociaux yi ku nekk di acte yi muy posé mu koy xool di ko teg rek ñun ñëpp dinañ amandoo benn cohérence boo xam day ñëw daje comme mënuñu woote ci ñu yëpp ne nañu publier ndoo lii nañ defal ci ñoo ne réseaux sociaux yi loolu rek moo ko mën a lijjanti mooy ku ci nekk acte booy posé ci réseaux sociaux yi rek choix bi ngay def ci ki ngay seetaan ki ngay partagé li ngay def ban njëriñ la amal Sénégal ban njëriñ la amal le projet ban njëriñ la amal Ousmane Sonko naka la mën a participer ci libération wu Ousmane Tounkara ci libération wu Guy Marius Sagna li may def nii wala may rek parce que da ngay jël benn vidéo boo xam benn vidéo Adji Sarr par exemple ñu def ko monté ko Adji Sarr def jërë xam nga ñu xam nañ Adji Sarr dafa fen mais nga gis pendant toute une journée vidéo bi nekk ci réseaux sociaux yi di wër nit ñi di ko partager di ci discuter au même moment Guy Marius Sagna ñu sumi ko ba mu set ni ko ndeyam juree dugal ko fenn di ko toroxal imagine leen ñu jëloon image boobu def ko hashtag libéré Guy Marius Sagna jël même effort bi wala plus ñu partager ko un peu partout man loolu foofu rek laay waxee que ne nañu ñëw ci yooyu noonu quoi du ñàkk nag ñu mbalak yooyu dafay baax ci réseaux sociaux yi des fois ñu tooñ des fois ñu def comédie des fois nga génne benn affaire Me El Hadji Diouf Babacar Diop ñëw kii des fois nga dem ci maxu poobar mu def ay tojtojam nga génnee ko yooyu mënul ñàkk parce que dañu war di xam nga xol yi war nay féex quoi comprendre nga mais aussi ku ci nekk rek na nga def recul boobu noonu nga xool man tey ban acte laa mën a poser pour Guy Marius Sagna génn ban acte lan laa war a mën a génnee tey pour projet bi gën a jëm kanam pour Sénégal gën a kii c'est-à-dire loolu aussi def ci am solo quoi bu wax xeex jotee ñu xeex bu foo jotee ñu foo y a pas de souci parce que la plupart ay jeunes lañ voilà te nit ñi bu ñu jàpp que ne aussi patriote du foo patriote non yooyu yëpp loolu yëpp ci la bokk mais lu ci nekk bu jotee rek ñu defee ko ni ñu ko war a defee bu ko defee dinañ am benn cohérence d'ensemble boo xamante ne nii dina am dinañ sax noppal parti bi dinañ am benn direction boo xam dañ ko am bokk di ci demandoo bu ko defee presse beeg bëgg bañ état beeg yëpp ils vont suivre en fait mënuñ ci dara voilà donc gars yi voilà gis nga voilà massification carte profito wax ak sénégalais ne leen lii mooy Pastef parce que am na sénégalais yu bëri yoo xamuñ ne sax ay cellules ñu ngi ci quartier yi c'est l'occasion cellules yi gën a développé lépp gis nga politique boo jekkoo doo baale day am ay moment yoo xam da nga ciy fort da nga ciy profito gën a def ndëgër laay jaay carte yi waxtaan na ci cellules yi aussi def jàngat xool sénégalais yi nekkoon ci combat bi identifier ngeen ay sénégalais yoo xam taxaw nañ ci combat bi dem leen ngeen jege leen te bokkuñ ci cellule dem leen ngeen jege leen cellule yi nekk ci diaspora bi yëpp gars yi xoolaat gis ngeen mobilisation bi dafa waree ñu bari parce que am na si ñoo xamante ne nii dañu jëloon affaire bi def ko nii nañu gën a ubbeeku am na ñoo xam dañu ne woon gars yi ñëw nañ am na ñoo xamante ne nii xam nga c'est-à-dire dañ doon xaar ne ñi ñëw nañ gis nga lu bëri feeñ na ci lii loo xam ñun aussi bureau Pastef yeeg xam nga cellules yi section yi responsable yi ku nekk na ci def jàngat ku ci nekk gis na ne affaire bi sut na Pastef sut na lépp et c'est l'occasion ñu dem wooyi Sénégal yooyu noonu dugal leen ci projet bi yooyu liggéey am na fi quoi voilà de telle sorte que toog fii moom di yaxam di xaar ñu leen di pesaato yu demee noonu yaxam match bi jeex na prolongation fin match dóor 10-0 lañ leen dóor jeex na Adji Sarr nañ ko commencé di évacuer quoi parce que buñ ko toppee fi ñu jëm mooy waaw def na nii wala defu ko ñuy kii yooyu nga sa xol bi di métti man Adji Sarr yàlla métti ma xam na ne tuuti laa gis naan du ma ko déglu parce que yi muy wax safuma parce que du ma wax lu ma neex ci pro bi ñun nañu leen imposer tempo bi comme ni leen ko produit imposer on impose le débat pro nee na nañ dem procès fi mu toll nii dossier procès nañu jublu on a un projet
dañu amoon nemmeeku tour nekkoon ci ñuy baax amoon yeneen projet yoo xam dañ ko war a def voilà te nag bu yeboo ñu tëj pro bañ mu gën a génn 2 jours génn 15 jours génn 20 jours ñun on trouvera toujours des astuces yoo xam ñoom du ñu xam sax fan la ñu fële dañ leen di mës di jommal rek voilà dañ leen di mës di jommal ay contrôle judiciaire boo ñu ko tegalee sax ñun on trouvera toujours un moyen de voilà d'exister quelle que soit la situation on trouvera toujours un moyen d'exister loolu moom voilà et puis yàlla daf ñu ko yombal sax parce que ñi ñu jàkkaarloon moom cuune nañ cuune boo xamante ne nii li yàlla xam doy na des fois sax ñu def seeni affaires yi da nga leen di xeeb sax après tu te dis kon ñii nii la ñuy diriger Sénégal bu fekkee nii ñuy defee nii noonu la ñuy diriger Sénégal ngeen xam ne sa waay ñun li ñu dal du jàmm quoi. voilà Khoudia Sène nee na il faut répondre aux personnes qui veulent des cartes man mii personnellement ñu bëri dañuy jaar ci man sax ñu nekk sax Sénégal pour am carte dama ciy profité ma jégalu ñi nga xamante ni xëy na des fois suivi bi ji du ci war surtout dernièrement nga xam man j'étais vraiment focus ci affaire bi man ñenn yi nañ ma comprendre parce que su yi may jot dafay bari et que souvent c'est pas parce que defuma dara mais damay def dara di xaar dara souvent retour bi du ñëw mais li may ñaan rek ñenn ñi xam nga moom mooy lan d'abord il faut que aussi gars yi je sais pas par exemple cellules yi yooyu mën nañ ci liggéey ak section ñu def de telle sorte que patriote bu nekk par exemple Tamba bu duggee ci internet war na mën a am un numéro à Tamba ba mu woo quoi soxlawul mu yoo Issa wala Akon loolu dafa am solo quoi parce que yaa li ma xam ci ay nit yuy wër carte de membre Pastef man daf ma vous pouvez même pas imaginer man fàtte li ma jot ci sollicitation ñuy wut carte dama ko doon suivre li ma jot ci sollicitation ñuy wut carte vous pouvez même pas imaginer mais xam nga des fois da ngay toog ci diaspora bi di lijjanti nit carte Touba di lijjanti carte Dakar da ngay toog fi nit di woowee la Dakar di lijjanti di wut carte de membre loolu nag dama ciy interpeller quand même parti bi xaw ma nag nu ñuy organiser woo plateforme boobu noonu ñu def ci internet bi tous les Sénégalais ne sont pas internet tous les Sénégalais ne sont pas gâchette ñëw dugg xam nga kërëb jàppal bàyyi loolu il faut ñu wut ci solution quoi il faut vraiment que ñu wut ci solution. Khoudia Sène bu fekkente ne yaa ngi Bordeaux bàyyil ma message sama messenger man dinaa la contacter loolu moom amul problème yow moom bu fekkee yaa ngi Bordeaux mu sa carte dañ ci jot loolu moom amul benn problème man ñi ma jaaxal kay du ñu nekk Bordeaux ñi ma jaaxal mooy ñi nga xamante ne nii ñu ngi un peu partout au Sénégal mais gars yi bu leen xaddi ñi nga xam dañuy def demande carte le plus simple bu leen ci juger dara bu leen ne par exemple parce que ñu bëri def ñi am rek. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.